waroon a wax mais su ma waxee damay def répétition ndax ñi jot a wax nañu wax bi yëpp doyen Assane sax bi laata muy wax fekk na gars yi presque sori nañ trop ci tool yi ba bayal ko damay wax lu gàtt lay wax mooy que ne li tax ñu am sañ-sañu ñëw ne dañuy gagné à 80%. Chaque fois dama koy wax sama gars yi ne ma fan nga ko wéer tey laa leen fas yéene wax fan laa ko wéer ndax dama Souleymane wax na ko 18h18 le 23 à 18h18 di ngeen gis ne sunu coalition bi gagné na gars yi à 80%. incha allahu li tax ma wax ko ndax dafa am coalition bu tudd Benno Bokk Yaakaar ña fa amoon yaakaar ci sama gaa ñële xam nañ ne yaakaar baa ngi ci ñun ndax kii taxaw di Abdourahmane Niang collecteur la woon ci présidentielle ba man Mamadou Ndione may collecteur Assane Sène tibboon lu bëri ci collecte bi aussi mais tey jii ñett ñi ëpp lu ñu tibboon ci collecte bi ñoo ngi nii taxaw man personnellement ma déposé woon 70% wu parrain yi kon bu dee Benno am na kilifa Benno mu ngi fii wax ne bu maroon la sol ak yére bu weex ñoom ñaar ñii kenn gënu leen xam politique muy Assane ak Abdourahmane ñu teel a comprendre loolu ñëw autour du noyau bi ñu constitué ñu ne nañu dem ci élection ensemble kon Benno Bokk Yaakaar buñ koy wax moo ngi fi waaye nag des dañu am Benno plus li tax ñu am Benno plus bés du ñàkk Pape Malick wax na sànq jaar-jaaram mais bés du ñàkk fii à Diass dafa bokk ci parti yi fi ëppoon a doole en 2014 te dafa yokk ci diggante bi bés du ñàkk ba ñu fàttalikoo 2014 seen liste départementale rek amoon na 1071 voix Pape gis nga chiffre dama koy jàpp de sama bopp bi moom chiffre moom du ma ko fàtte te Benno Bokk Yaakaar boobu nee nañu dañuy ñëw jàppale Mamadou Ndione ci coalition bi nga xamante ne mooy noyau dur ba mu créé déjà yamuñu ci Imam Issa Diouf mi wax sànq muy kilifa ci MRDS au-delà de Diass ñëw rejoindre ñu Malick Diallo xalifiste ñëw rejoindre ñu Ahmed Ndoye bu Benteñe bokk beneen parti bi ñuy wax Pastef ñëw rejoindre ñu yamuñu ci yeneeni kilifa ñëw rejoindre ñu au-delà de ces coalitions ay kilifa ay intellectuels ay chefs de village ay chefs de quartier ñëw ne Mamadou sunu yaakaar ci yow lañ ko am ak ñi nga àndal kon foofu rek defe naa ne moo tax ma ne on va gagner ces élections très largement te ba ñu ko waxee ci la gars yi commencé ragal a wax ne ay candidats lañ Pape li tax ba gars yi wax guñ ne candidat lañ parce que dafa am candidat ak dida amul candidat moo am candidat wax nga sànq réunion yi am wax nga sànq kurkuri yi am waaw koo xamante ne nekk goo maire ay nit di réunion naan nañ ko barrer la route parce que xam nañ ne il est sur la route la kilifa nga waxoon rek taalibe ba mu ne ko dama bëgg nga yóbbu ma aljanna mu ne ko naa la fekk ci yoon bi rek li ma bëgg a wax mooy wiiri wiiri jaari ndaari kon njëkkee ndaari noppul la jeunesse est avec nous. Pourquoi la jeunesse est avec nous? Parce que Assane wax na ko sànq xale yi ñoo ñu gën a yeewu c'est des jeunes yoo xamante ne jeunes Koursaafi majoritairement c'est des jeunes yoo xamante ne dañu xam dañu ràññee jigéen ñi ñun la ñu àndal mag ñi surtout même ginaar yi ñun la ñu àndal gis leen ñu ngi nii fekkee meeting bi jëlal leen ma ginaar yi ñu ngi ci meeting bi jël leen ginaar yi waay ma ne mag ñi magu saafeen boo dajal mu ne la ndeng duka yëpp kori ndeng duka magu saafeen yi dañu ànd ak ñun ci zahir ak baatin gis xale yi ngeen gis nga xamante ne amaguñu l'âge de voter bu oto bi rombee dañuy xàmmee oto bi dañ lay dab ne la may ma bal wala defal ma lii wala ñoo naan la Mamadou Ndione nii jaay pour wax ne Diass est dans la poche de cette grande coalition boo gisee gars yi amatuñu lay mais toujours nag
dinañu am seeni pexe ak seeni sos pour jéem a jaxase nit ñi ak population yi mais question bu simple est-ce que d'accord ngeen ci ni ñuy gérer commune u Diass ku ci d'accordul fii ngay jëm si beneen question bi est-ce que wóolu ngeen ñii ànd bu dee wóolu ngeen leen di ngeen ñëw beneen question bi est-ce que rafet ngeen njort ne Mamadou mën na coordonner équipe bi bu dee rafet ngeen ci njort mën na nekk ndax Mamadou à l'âge de 35 ans ci la diriger benn service benn département bu 125 CDI te ñii ay kilifa lañ ni ñuy liggéeyee ci coalition bi junj doy na borom xel on travaille ensemble moo tax ci inscription yi dañu dem ci quartier yi ci village yi ci kër yi ci néeg yi dem luqati xale yi inscrire leen gars yi ba ñu gisee loolu am na ci ñu salit ñaan bii li fi inscrit ci ay xale kenn xamul nu mu toll loolu moo am fépp ba tax na maa ngi remercier la jeunesse surtout la jeunesse de Ngam am na lu ASC bi bëggoon organiser ba nu yëgee ne lii am na par élégance et par courtoisie ñu reporter li ñu doon def munoon na leen ci bañ a fekk mais dama leen ciy gërëm te xam naa ne mbokk moo tax avant tout moo tax dama leen di gërëm di leen sant di gërëm ñi fi jël kàddu ñëpp di leen wax lenn lu gàtt fii ak le 23 janvier 140 jours moo ci des 140 jours 18h18 comme ni ko Souleymane waxee 18h18 Abdourahmane nee na 15h mu pare taxali ko gars yi mais gars yi déjà taxali ko nañ ñoom bu yàgg gars yi bu ñuy seen suñuy ndong la ñuy seen parce que xam ne ñu ngi seen kanam li ki des nag mooy fair play mooy coalition bi tëjuwul kuy ñëw guddi ñëwal kuy ñëw bëccëg ñëwal kuy ñëw njolloor ñëwal boo ñëwee dinañ la ubbil nga dugg waaye nag train la ñu yor bu ñu ñëwee ci gaar bi dinañ taxaw continuer dem suñu yor loolu laa leen naa ko wax li ki des nag la ñu nammal dëkk bi xam ngeen ko la ñu mënal dëkk bi xam ngeen ko jot ngeen ñam ci lanu nammal dëkk bi avant ñu jël mairie bi bu ñu jëlee mairie bi day gën a yomb parce que on a géré des choses beaucoup plus importantes qu'une commune COSEC moo ëpp importance en termes de capacité de gestion requise qu'une mairie je pense que donc bu ñu ñëwee ne dañuy soxla mairie Diass du leneen lu dul pour liggéey te ñun ñii ñëpp nag dañu bokk daje ci loolu léeg-léeg nit bañ a yéex a ñëw nit mën na yéex a ñëw parce que defe ne affaire yi waxaale na ku dem marché di waxaale sa dépense matul ku dem marché di waxaale dépense ba nga yóbbaale matul ñii dañuy yor lu mat sëkk yor ay base yor ay électeurs ay nit nangul leen moo tax ba du ñëw dañu ne waxaale ñu Mamadou da ñëw ànd sans condition waaye nit koo xamante ni Mamadou bu defoon nag yow élection sa biir kër gagné na kooku bu ko neexee mu taxaw fa lay di jéem a def ay stratégie pour jéem a waxaale nañu ubbi nañ suñu coalition te incha allahu li ki des rawul li ci kanam rawul bët yàlla dina def li gën te yaakaar nañ ne li gën mooy le choix de cette coalition bi nga xamante ne mën na conduire les destinées de cette localité asalaamualeykum wa rahmatullah. bu ma jógee foofu ma jël sama nuyoo teg ko ci loxol monsieur le DG di le directeur général de COSEC monsieur Mamadou Ndione maa ngi lay nuyu di la dalal fii ci biir Ngam yaak délégation bi nga àndal ak coalition bi nga xam ne moo la porte seen choix ci yow nga ñëw fii tey ci biir Ngam ànd ak ñoom maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen dalal fii ci biir Ngam di leen ne dal leen ak jàmm boo limee nag waxtu bi bàyyi la waaye am na ñi nga xam ne ci biir tànt bi kenn mënu leen ñàkk lim lu ci mel ne suñu père Assane Sène le doyen Assane Sène maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax ci ce choix ci Mamadou Ndione di nuyu Alndoy Faye
Alndoy maa ngi lay sant di la gërëm di wax ne gis nañ sa liggéey rafet na ci commission bi nga xam ne moom nga yore woon fan yi yëpp te jeexalagoo gis nañ liggéey bi rafet na di nuyu sama camarade conseiller yi toog ci place bi Abdourahmane Niang maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay Pape Malick Pouy maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax nuyoo bi mënul ñàkk fak ñu def ko di nuyu nag di sant camarades yi nga xam ne ñoo dëkk ak man ci biir Ngam di nuyu camarades yi nga xam ne ñoo bokk coalition bi ñu dëkk partout ci Saafeen di nuyu madame Fatou Dione la conseillère naroon na la fàtte bal ma àq bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne kàddu gi dama koy commencer ci benn question bu simple nga xam ne dama koy poser sama bopp poser ko assistance bi yëpp man bi ma xamee Mamadou Ndione ci commune u Diass c'était en 2013 bi mu fi ñëwee ba tey jii mu taxaw fii nii biir Ngam ñun ñëpp ñu taxawandoo ak moom waaye damay laaj ban at ak ban weer ak ban bés la Mamadou Ndione tegul tànkam ci biir Saafeen ngir def si fa loo xam ne lu baax la lu jëmale askan bi kanam la loo xam ne waa Saafeen soxla nañ ko loolu lay laajte depuis ma gis ko fii 2013 ba léegi gisuma ko mu toog benn yoon dafa nekkoon ci terrain bi ak ay moroomam mais bi nga xamee ne élection yi dem nañ ñëpp toogoon mais moom tàyyiwul sonnul benn yoon mi ngi ñëw di wallu si waa Saafeen chaque jour loolu mënul ñàkk fag ma wax ko moom bëggul ñu wax genre wax yooyu mais man mii dinaa taxaw ma wax loolu parce que li ma gis la li ma dund la moo tax ma mën ci wax kon Mamadou Ndione merci beaucoup ci sa geste boobu nga xam ne yaa ngi ko téye bàyyiwoo ko benn yoon di wax ne yéen jigéen ñi bu may xool sama kanam nii jigéen kese lay gis sama kanam di rafetlu seen teewaay fii bu baax a baax di wax ne jàpp ngeen fu jara jàpp te bu leen kenn tayloo ndax ñun jigéen Mamadou Ndione daf ñoo sagal daf ñoo xàllal yoon daf ñoo xàllal yoon yi nga xam ne ñun buñ ca jaaree duñu juum te li ñu soxla li ñu bëgg ci suñu commune bii di commune u Diass dinañ ko am ndax Mamadou Ndione biñ ko gisee fii 2013 ba léegi ci yëngatu jigéen lay dox Mamadou Ndione daf ñoo jox ay formation yoo xam ne ay formation de qualité la nga xam ne ñun ñëpp ku ci taxaw tey liñ la jàngal boo ko taree ñëpp dañuy naan est-ce que boole ko nag ak financement yoo xam ne ku jot sa financement dangay takk sa sër ba mu dëgër dugg ci biir àll bi di liggéey loo jëriñoo ak loo jëriñoo sa njaboot ñun jigéen Mamadou Ndione daf ñoo defar loolu ba tax na yéen jigéen ñi lay waxal ndax man jigéen laa comme yow yéen ñëpp jigéen laa comme yéen kon ñun ñooy dajandoo coono yi may wax ne nañ porte suñu choix ci Mamadou Ndione au soir du 23 janvier 2022 ñu yóbbu ko à la commune de Diass nga xam ne lii nga xam ne moom jotul ci signature mairie bi mi ngi ñu koy wàcceel gracieusement ñu ciy jot di ci gis suñu bopp di ci liggéey di ñu financer bu jëlee signature commune u Diass lépp lu ñu diggook moom da koy wàccee ak ñun ba mu jeex tàkk moo tax ñun ñu war a porter suñu choix ci le DG Mamadou Ndione ñu def un vote utile nga xam ne suñu njaboot duñu rëcc suñu voté bu ñu dof la voté loo xam ne loo xam ne daf ñuy delloo ginnaaw non seulement ñun dañ koy rëccu waaye suñu njaboot yi dañ koy rëccu ñun nañu porter suñu choix ci Mamadou Ndione
maa ngi koy ñaan mboolem jigéen maa ngi koy ñaan mboolem nit man nag boo gisee ma accès sama communication ci jigéen ndax man jigéen laa comme yéen di xam li ngeen di daj par bés moo tax nag man ma bëgg seen voix yi jox leen ko Mamadou Ndione ku jara jox voix la koo xam ne du digee amul lenn lu muy dig nit ne lii laa lay defaral waaye dangay xëy mu woo la ne la man maa la jox lii demal nga góorgóorlu nga yokku ko te ñun ñëpp dans le Safeen laal nañ ci loolu amul benn groupement boo xam ne Mamadou Ndione financement am jotoo ko bu amee bariwul plus particulièrement ngaam gii mu nekkee kon mën nañ taxaw fii tey ñaan nit ñi ne nañ porter seen choix ci Mamadou Ndione wax bi sax mënul bëri yenn bëri parce que sama yeneen camarade ñi ngi toog bëgg cee wax waaye mënuma wax ba daaneel nga am sama frère yoo xam ne peut-être mag ñoom ñoo bokk bëgg-bëgg waaye bokkuñu gis-gis mais xàmmee nañ ne développement la commune Diass laaj ñu ñëw ànd ceeg ñun je veux nommer Moussa fi gis changement la ñu bëgg te changement bi ki ko mën a indi kenn la muy DG kon ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi amuñu lu dul sunu carte te sunu carte mooy changer développement bi ci Koursaafi ndax Koursaafi la ñu wax te soxla nañu développement torop léegi ma damay naan ndaw ñi seen carte yéen a ko moom ñi nga xam ne jotu ñu woon na bindu ji tëjaguñu dem leen ngeen bindu ji ndax ku mel ne DG dëj yaa ngi koy gis xew yaa ngi koy gis social bi ci dëkk bi yaa ngi koy gis dara ñoru ko lu dul réussiru jeunesse bi ndaxte barki Dembo Njaay la dugg fii permanence jël xale yi nga xamante ne am nañu bac ñëpp jox leen ay prime donc kon kooku bëgg na li nga xamante ne mooy développement ndax na xale yi jàng la bëgg ndax réew mi ëllëg ndaw ñee koy yor kon nañu jàng ndax DG loolu la bëgg DG nag di la naan kontaan nañ ci yow lool bu soobee yàlla le soir du 26 incha allah ñun ak yow ba commune bi incha allah nga jël ko ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw muy tey muy suba on est derrière toi Diass yëpp jigéen mag ndaw jeunesse bi nag jot na ñu yeewu naxaate bi bari na lool nañ leen yeewu wax ji nag duñ ko guddal. fu may waxee rek balaa may jàll di gërëm Mamadou Ndione sànq Khady Diouf dafa ne Mamadou Ndione depuis 2013 la ko xam muy def social man nag en 2007 laa ko xam muy def social Mamadou Ndione 2007 waaw loo gis day am seede li may wax ni Diouf mën na ko seede voilà Ndione bàyyiwul santé bàyyiwul éducation bàyyiwul social yooyu yëpp da ko ëmb jël ko di ko def ci waa tund bi gars yi l'heure c'est l'heure appelez-le c'est pas l'heure l'heure c'est l'heure appelez-le c'est pas l'heure parce que li tax ma wax loolu il est temps xam nga lan moo tax ma ne il est temps ñun dañoo sonn dañoo tay fatigué nañu depuis kañ fan la ñuy dem ñun xam nga lu may ñaan yàlla Mamadou Ndione le 23 janvier 2022 18h18 na fekk lépp leer 18h18 jóg leen 18h18 na fekk lépp leer balaa ñuy dugg jàkke ji di dem julli timis na lépp leer waaw fu may daanale mooy li ma waxoon sànk rek jeunesse bi am na ñi ma
yóbbante benn remerciement spécial pour Pape Malick Pouye waa nga am di la sant di la gërëm parce que jot tey la ko maye jot bi tey la ko maye ñun ba bi boobu ba léegi ñun gisuñu la am na li nga fi jot a defar ko jeunesse bi defar ko waa Ngam tey nag ñu ngi lay delloo njukkeel si kanam bu gor yi Pape Malick jërëjëf li ma ciy teg man dama taxaw fii di wax pour jeunes yi mbir mi ñun la ngalawaay nañu dimbali suñu bopp di ñaax sama bopp man mii taxaw man bëgguma moom dañ doon falu ñëw chaque jour ma dem ci moom ma ne ko jox ma dara foofu njoon dama part man bëgguma loolu man li ma bëgg koo xam ne day taxaw fii di liggéeyal ñëpp loolu mooy action de développement mais boo xam ne loo xam ne ay 2000 francs alay 10 000 francs loolu man ñun ñoo ko mag ñun ñu jeunesse ñoo mag loolu léegi weesu nañ foofu waaw fu may terminer rek ngeen baal maax